WPAT is 9:30 a.m. WPAT, Patterson, New York City. Are you ready to leave your corporate job behind and be your own boss? Have you ever dreamed of owning a business? Do you have $50,000 or more sitting around in a 401k? If you answered yes, it's time to invest in yourself by buying or starting a business or franchise. IRS code allows you to use money in a 401k to invest in a business with absolutely no penalties or taxes. At Guidant Financial, we've helped more than 11,000 entrepreneurs invest $3 billion in retirement assets into the small businesses and franchises of their dreams. So if you've got $50,000 or more in a 401k and you're looking for a way to start a business, call Guidant Financial now for free information and to learn more. 800-579-0107. 800-579-0107. 800-579-0107. That's 800-579-0107. Tired of paying outrageous prices for Viagra? Well, we have great news for you. Now you can finally get Viagra at huge discounts. Healthy Man allows you to save up to $500 on Viagra. Why pay U.S. pharmacy prices of $15 per pill or more when you can get Viagra for less than $3 a pill? Call today and get 40 Viagra pills for only $99. This can cost as much as $600 at your local pharmacy. You can't afford not to call us. If you want Viagra at the lowest prices, never pay $15 a pill pharmacy prices again. Get Viagra for less than $3 a pill. Call 800-400-1017 today and save up to $500 and get 40 pills for just $99. Healthy Man is fast, easy, and affordable. Operators are waiting at 400-1017 to take your call now. Call 800-400-1017. That's 800-400-1017. Again, 800-400-1017. WPAT. The following program is presented by its producer, host, and sponsors.
salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu dalati nag tey ci dibéer ji nag fas yéene dénkoom dénga maam sant ki nga xam ni moo jara sant mooy suñu borom subhanahu wa taala kon de xam leen ni tey ñi ngi fii ci rajo Sénégal émergent ñu koy dàkkantele la voix de l'émergence fii ci studio de l'émergence ñuy waxtaane réew mi nga xam ni dañoo bëggee mu dem nekk un Sénégal émergent ci boppam mu xam ni dénkoom dénga maam lu ñu bokk la lu ñëpp loo xam ne nii kenn mënu koo xar ñaar kon nag rafetlu waat lool wax dëgg yàlla jataatu tey bi ci boppam donc muy rajo Sénégal émergent ñu koy dàkkantele la voix de l'émergence di ko dàkkantele la rajo majeure di ko dàkkantele la rajo arc-en-ciel ci boppam seen mbokkum taalibe muy ndongol daara de Ahmadou Amar Dey moom moo fi ñëwati tey fas yéene rek fasante yéen nag kóllëre goo xam ne nii fas nañ yéene du dañ mukk parce que rajo bi day wax dëgg yàlla nit ñi yëkkati nañ ko ci kaw foo xam ne nii kawe na lool suñu njortu nag kon nag ñun tam danañ góorgóorlu ndax bu leen defee ne rek émission bi dañuy jekki-jekki rek daal di sol ci mbuus daal di ñëw sotti leen ko yàlla moo ñu mën a seede lu ñuy préparer la ci boppam studio bi ci boppam suñu fiy dugg dañuy mel ni gone goo xam ne nii comme nañ ko daan defee bu njëkk ba da ngay waajal sa examen di dugg saal examen lu ñuy waajal la lool ndax wax dëgg yàlla su fekkente ni 8h30 su jotee ngeen tàmbali kal ko ci WPAT wax dëgg yàlla ñun tam duñu mënu lu dul def ci suñu kemtalaayu kattan waaye nag xam leen ni ma koy waxee toujours rajo bi rajo dëgg la képp koo xam ne ni dëgg soxal na la bismillah képp koo xam ne nii aussi li ñuy wax neexu la forcé wuñu kenn nag wax dëgg yàlla parce que ni mu neexee ñenn ñi aussi am na ñoo xam ne ni neexuñu leen ndax dëgg gi nga xam ne moom moo fi jolli ci rajo bi kon nag damay wax toujours ni rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence la rajo majeure la rajo arc-en-ciel c'est vous su ma nee c'est vous rek xam leen ni seenub rajo la donc mbir mi ni ñuy demee tey rek nañu xam ni fi ñuy tàmbalee ci boppam ginnaaw bu ma nuyoo nag l'ensemble des Sénégalais bàyyiwuma kenn ginnaaw bu ma nuyoo nag africains yi nga xam ne ñi ngi déglu yëpp ginnaaw bu ma nuyoo ñi nga xam ne ñi ngi nekk ci bitim réew aussi mu jaral leen nga xam ni 2 heures du matin ba 3 heures du matin da leen di jaral wallahi alazim ñu ne dañuy déglu rajo bi kon nag ñun duñ man lu dul góorgóorlu ci boppam dëgg la nag li ko wolof Njaay di waxee nag jërëjëf kat wax dëgg yàlla du salaire waaye dana tax nit ki gën a góorgóorlu li ma ciy def rek firnde 116 bii rek barki démb maa ngi tase te xaal lu 116 bi fekk ma jógee ca jàkka ja bi ma noppee tase koo xam ne nii Serigne Diagne la te kat mi ngi ci oto man gisuma ko moo wax dëgg yàlla woo ma rafetlu lool rajo bi ci boppam ñaanal ma aussi wax dëgg yàlla kon nag ñaan googu mu ñaan yàlla na ko suñu borom subhanahu wa taala tasaare ci jullit yëpp rafetlu na lool rajo bi ñeneen ñi ne ma benn minute sax suñ ko ci manqué wallahi azim nee nañ seen bopp day metti ma ni leen nag bu mu leen bett parce que Amérique boolewuma ak communication lu ma daan def ci boppam la nasaraan yi jàngal ma ko ci boppam xanaa day doog a feeñ da di ko wax feeñ loolu ci boppam la waaye nag jàpp leen nag du tax ma yëkkati sama bopp man naa laa romb te doo xam ne man la moo tax seen jaay ñi daal wax dëgg yàlla nit ci boppam doo ko mën a foog parce que Amérique doxub daja la rek ma ni ko dëgg la jur gi yëpp su fekkente ne bokk nañ fu ñu leen yeew rek xamal ne nawet a tax su dul woon nawet bi rek da leen a bàyyi ñu dem ku
ci nekk wuti fa nga xam ñu xam kon nag du tax ñu yëkkati suñu bopp ni ñoom ñoo nu mu tuddati dañoo kawe ñeneen ñi déedéet danañ ci góorgóorlu nag mais lépp lu ci baax rek delloo leen ko ci suñu borom subhanahu wa taala mais lépp loo xam ne nii aussi wax dëgg yàlla safaan bi la ni ngeen ma ko jéggal du loo xam ne nii day dama ko ci jublu dinaa def nag sama kantalaay kattan de dina dëgg moom kaani la fu ñu ko toxañ rek dana metti xam naa ni moom ñëpp a ngi déglu ku feeñ ak ku feeñul ci boppam parce que rajo bi ci boppam rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence la rajo majeure la rajo arc-en-ciel day wax dëgg yàlla moom moo ko yore suñu kubbee nag ci alxuraanul karim bi nga xam ne mooy bataaxel bi nga xam ne suñ borom subhanahu wa taala moom la ñu jox suñu noppee danañ dugg dans le vif du sujet ci boppam moo di éditorialu rajo bi dana am beneen éditorial nga xam ne mooy doon waxtaan wi dana am aussi beneen élément boo xam ne ni yónnee nañ ma ko wax naa leen rajo bi ci boppam pouvoir moomu ko opposition moomu ko société civile moomu ko lépp loo xam ne ni indi ngeen ko te mu lalu ci dëgg rek muy intéressé nga su ngeen ñëwee dinaa ko teg kenn mu mën koo tee teg am na élément bu ma jot tey dinaa ko teg moom itam incha allah dinaa wax aussi très rapidement ci affaire aéroport bi nga xam ne moom la ñu ubbi par contre xam leen ni dinaa ko préparer édition spéciale boo xam ne nii bu yaatu lay doon incha allah donc fi ñuy tàmbalee rek mooy bataaxel bi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala moo ñu ko yónnee jaarale ko nag ci ki ko war a jaar ki ko jara jaarale muy suñu yonent Muhammad alayhi salaatu wasalaam nga xam ne yónneen bi ñu ko joxoon day def na ko day wax dëgg yàlla sans faute na mu ko waroon a defee kon nag ñun ñi nga xam ne ñoo topp ci moom day wax dëgg yàlla duñ mën lu dul step yi nga xam ne doon na ci teg tànkam yu góorgóorlu ci ñun tam def ci loo xam ne nii mën nañ ko ci insha allah subhanahu wa taala a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس
النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Sadaqallahu al-Azim, Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, la radio majeure, la radio arc-en-ciel, c'est vous. Fidèles auditeurs de Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, la radio majeure, la radio arc-en-ciel, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de cette radio et vous avez parfaitement raison d'y connecter. Je suis votre fidèle serviteur, Amadou Amar. Nous serons ensemble ce dimanche jusqu'à 22h sur la fréquence WPAT 930 AM, mais aussi en ligne sur www.wpat930am.com. Et au téléphone, si vous avez envie de nous écouter, 641 552 87 62. Et ma principale mission à travers ce temps d'antenne, ô combien important, ô combien précieux, c'est de vous offrir des services de qualité avec des critères d'exemplarité pour un meilleur confort d'écoute qui vous revient de plein droit. Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, la radio majeure, la radio arc-en-ciel, c'est vous. Elle est si proche, juste à côté. Elle vient en complément, en apport synergique pour faire l'écho des événements majeurs. Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, la radio majeure, la radio arc-en-ciel s'engage de façon formelle et certaine au tournant décisif d'une parole aussi forte, aussi claire, aussi explicite, aussi séduisante, basée sur l'art de véhiculer un message fiable et efficient. Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, la radio majeure, la radio arc-en-ciel vient innover, engageant un processus de recomposition, de reconstruction et diffuser à travers les ondes le concept d'un objectif commun au profit d'un beau pays agissant à sa pleine puissance et qui aura pour nom un Sénégal émergent. Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, la radio majeure, la radio arc-en-ciel, c'est vous. Sa popularité, c'est la compétence, la rigueur, la discipline, en clair, la différence émanant de son producteur Amadou Amar.
Voilà donc mbokki auditeurs yi ñu dugg dans le vif du sujet bi moo di émission bi nga xam ni moom lañ leen fas yéene indil tey ni ma ko daan defee rek noonu laa koy defee parce que daanaka temps yi assemblée nationale moom moo xew bala may dugg nag ci affaire assemblée nationale bi di rafetlu lool li nga xam ni wax dëgg yàlla bijou bi nga xam ni lu rafet li nga xam ni wax dëgg yàlla ma nga jas muy aéroport ci bu Blaise Diagne bi ci boppam nee naa leen nag dinaa ci def émission spéciale boo xam ne nii danañ ci mën a waxtaan wu yaatu lool nag parce que man du ma jékki-jékki rek di nu mu tuddati damay documenté wu ba am lépp nga xam ni comme am na fu ngeen teg rajo bi rek fas naa yéene lépp lu ma fiy indi rek lu leer lay doon xanaa li ma ciy xam rek ni wax dëgg yàlla nañu ko déparé aussi gërëm góor gi nga xam ne mi ngi ci diggante Versailles ak Fann Résidence yàlla na ko yàlla may fan wu gudd ak wér gi yaram te mu gunge ñu nag ci politique bi ba 2019 parce que fépp fu ndëgg sarax nekk dina ko xam ko nañu gunge ba présidentielle bi ñëw nañu ko déparé gërëme ko parce que temps yi nga xam ne le régime socialiste ngi fi woon mu nekk ministre d'État moom le président Ablaye Wade ci boppam temps yooyu ci boppam lañ njëkkoon a génne idée bi ci boppam bi mu génne idée bi ci régime socialiste ci bi ci boppam idée bi ci boppam ñu mettre ko dans les oubliettes comme yéeneem la woon nag te bëggoon naa defaral Sénégal bi ko suñ borom subhanahu wa taala joxee Sénégal ci boppam wax dëgg yàlla mu commencé nag projet boobu wax dëgg yàlla dox ci nag tànk yu rafet mais nag am na loo xam ne ni aussi dañ ko wax parce que bi mu fiy jógee itam mbir mi lëjul na ba yàqu daanaka complètement ba xamatuñu woon fan la mbir mi jëm bien que def na tout ba fexe na ba moom moo fa njëkk ni war ni cëpp ca piste ba foofu ci aéroport bi mais mbir mi ci boppam bare woon na léj-léj lool kii nga xam ne moo fi nekk nag muy le président Macky Sall bi mu toogee aussi moom itam dox na ci tànk yu dëgër dox na ci wax dëgg yàlla bi mbir mi jaxasoo bi mbir mi lëjee aussi def na ci tànk yu rafet ba aéroport bi noppi na tey kon nag nañu xam ni bu aéroport ma Samba wala ma Demba nañu xam ni Sénégal yi yëpp ñun ñoo ko bokk waaye nag dinaa ci dikk ba ni doon parce que am na lu bari lool lu ñuul ci ndumali parce que français yi nañ ko daan defee rek defaate nañ ñu ko turquie yi nañ ko daan defee defaate nañ ñu ko marocains yi nañ ko daan defee defaate nañ ñu ko parce que dafa mel ni ñoom aéroport bi ñoom ñoo ko moom dafa mel ni aéroport bi succursale aéroport bi nekk France Charles de Gaulle la li ñu mën daal ñun sénégalais yi suñ jëlee ñoom li ñuy jël ba pare nañu am seen ñamu bët dinaa ci dellu siwaat nag wax aussi li nga xam ne rafet na nga xam ne le président Sall def na ko ci li nga xam ne rafet na le président Ablaye Wade yàlla ko yàlla may fan gudd ak wér gi yaram te mu xaar ba 2019 yegg mu soog a bàyyi politique li mu ci def ak lëj-lëj yi nga xam ne am na aussi ba kii fi toog suñu borom subhanahu wa taala teg mu def ci teg mu dox ci aussi tànk yu dëgër lool nag dinaa ci dikkaat donc pour ñëw tey ci kii bi comme assemblée moo xew l'honorable député Ousmane Sonko laay waxtaane dinaa teg benn élément boo xam ne nii dañ ma koo indil dinaa teg élément boo xam ne nii aussi wax na ko te lii muy wax nañ ko wax aussi te dee parce que ak dëgg yàlla moo ko moom moo ne yaa ayyuhal lazina amanu ittaqullaha wa kunu ma sadiqin lii le président Ousmane Sonko di def di ko defal Sénégal di liggéeyal peuple bi di défendre peuple bi am na foo xam dafa wax ba keroog sama yaram daw na ngir yàlla yërëm leen Sénégalais yi ngir yàlla keroog sama yaram dafa daw ngir yàlla yërëm leen Sénégalais yi bien que 3 minutes la am temps d'antenne fexe na ba kii na dinaa ci dikk nag dinaa def benn éditorial dinaa def aussi benn élément amoon naa nag benn invité xam naa yàlla dafa def ñëwul peut-être ce n'est que partie remise mi ngi nekk au Canada xam naa beneen yoon dana dellu siwaat su ma noppee aussi élément bi nga xam ne jox nañ ma ko dinaa ko teg mais fi may tàmbalee rek mooy éditorial bi nga xam ne def naa ko su ma noppee tegal leen benn élément l'honorable député du peuple Ousmane Sonko su ma noppee aussi teg élément bi nga xam ne moom lañ ma yónnee woon ma def ko donc comme ni ma koy waxee rek toujours lii may wax képp ku ci am loo ci sikki sàkka ñëw leen rajo baa ngi nii sab rajo la su ngeen ci d'accord fa lilaay alhamdu su ngeen ci d'accordul aussi ci lii may wax aussi ñëw leen rajo baa ngi nii seenu rajo la donc je dirais le président Ousmane Sonko un patriote à la hauteur des charges républicaines
entre la crainte, le dédain profond et la peur de perdre la présidentielle 2019, le chef de l'État et son entourage regardent de près le président Ousmane Sonko, l'étoile montante qui a lancé la politique sur de nouvelles pistes très proches du réel que les patriotes doivent arpenter pour propulser le Sénégal dans le concert des grandes nations. Le président Ousmane Sonko étant la solution crédible, le régime en parle peu, mais y pense beaucoup. Même si l'autorité suprême de la nation et son entourage s'y rechignent à parler du président Ousmane Sonko afin d'éviter de trop le mettre en lumière aux yeux de l'opinion, sa politique humanitaire, multidimensionnelle, à laquelle les Sénégalais adhèrent profondément, a construit sa personnalité sur le territoire national et la diaspora. Après des décennies d'échecs, de reniements, de renoncements, il est communément admis que la politique a failli à améliorer les modèles de société par des promesses fallacieuses et des désinvoltures qui confinent à la corruption dans le sens d'une clientèle politique. Pour guérir cette gangrène du paysage politique, la stratégie adoptée par le président Ousmane Sonko mettra fin à un cycle qui est le cynisme, l'absence de conviction et d'engagement dans l'arène politique. Fidèles auditeurs de Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, la radio majeure, la radio arc-en-ciel, suivez mon regard braqué vers l'hémicycle à Dakar. L'entrée du président Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale est en soi un tournant décisif dans l'histoire de la législature. Et pour cause, lors de ces interventions, on sent la pertinence, la noblesse, l'intelligence, la sincérité, le patriotisme, le sens des responsabilités, le courage dans la manière dont l'honorable député du peuple Ousmane Sonko défend mordicus les intérêts du peuple sénégalais enseveli dans un noir désespoir. En route pour la présidentielle 2019, le président Ousmane Sonko est l'alternative crédible. Aussi, il est à la hauteur des charges républicaines, ce qui le place dans une logique confortable de conquête du pouvoir à la présidentielle 2019. Tant mieux pour un meilleur devenir de notre pays. Vive le Sénégal uni et prospère. Amadou Amar pour Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, la radio majeure, la radio arc-en-ciel, New York. sama mbokki auditeurs yi xam naa dinaa ci ñëw rapidement ma tegal leen ngeen déglu élément bi nga xam ni l'honorable député du peuple wax na ko lu gàtt la parce que ñetti minutes la am ngeen déglu ko nag ak xel te bañ ko dégloo xol moo xam ànd ngeen ak moom moo xam àndu leen ak moom maa ngi leen di ñaan rek na ngeen ko déglu yaakaar naa ne kii ku ko dégg xam ne siis booba mu toog wax dëgg yàlla mérité na ko. su ma sañoon nag ñii may nekkal lii muy wax ñoo koy wax su ma sañoon ñii ma nekkal duñ fa nekk naan dañuy tagg le président de la république loolu taxu ñu yóbbu assemblée parti yóbbuwu leen fa dañ faa nekk pour représenter les intérêts du peuple kon na ngeen déglu lii nga xam ni honorable député bi ci boppam Ousmane Sonko wax na ko ngeen déglu ko ak tel. dafa am loo xam ne Sénégal il faut ñu weesu ko mooy nit ñi il faut ñu bàyyi di autoglorifier wu ci réalisation. parce que réalisation lu normal la ku ñu fal askan bi wóolu la faluñu la bàyyi nga dem ñu jox la suñu lempo jox la suñu administration ne la mun nga leb ci suñu tur jëndal la avion booy génn ñu arrêté nit ñi la ca des mooy liggéey réalisé waaye li nga réalisé alalu sénégalais nga ko réalisé luñ fi def fukki dërëmu jàmbur sénégalais yëpp a cotisé jox la ko pour nga def donc loolu il faut mu njëkk a doon préalable léegi nag defin ga la ñuy xool suñ koy xool tey ci wàllu infrastructure dañuy laajte ndax infrastructure yi lu prioritaire la ci réew mi boobu duma ci sori ndax Cheikh Bamba évoqué na ko moom Lamine Diallo évoqué na ko ñaareel bi mooy naka la ñu financer infrastructure yi ñetteel bi mooy naka lañ ko réaliser ñeenteel bi mooy naka lañ ko utiliser ci loolu nag laay analyser seen politique en matière d' infrastructure gis nañ ni infrastructure yi ci financement bi ça enrichit beaucoup les banques étrangères
avec des montages yoo xam ne ça pose problème léegi sax mun nañ ne Sénégal day importer ay infrastructure parce que soo jëlee ñuy def ay infrastructure def ko sur la base de crédit rachat li ñuy wax infrastructure clé en main comme autoroute buy jógee Diass dem Mbour jógee foofu dem Thiès loolu li ñu koy considérer mooy lu ñu importer la moo tax même suñu indicateurs yi balance commerciale war nañ koo xoolaat ndax yooyu du dugg ñaareel bi gis nañ ni ci réalisation bi la ci ëpp dañ koy jox entreprise étrangère keroog premier ministre nee na lu ñu mënul def ma ne ko d'accord waaye lu ñu mën a def nag kenn mënu ma ne ñun mënuñu tabax ay immeuble li tax suñuy entreprise duñu leen jox ci yooyu lu dul ñu koy jox ay marocain ak leneen ay garage pompier nga jox ko ay marocain ñun indépendance ba léegi ñuy tabax ay immeuble président Macky Sall fi mu dëkk tey SICAP moo ko tabax ay entreprise publique 90% état bi moom ko am na ay cité yoo xam ne ay entreprise privée ñoo ko tabax muy cité yu baax kon foofu tam beneen problème am ci usage bi ñu gis ni c'est un usage boo xam ne boo moytu dina exclure Sénégalais yu bëri ndax tarif bi gis nga li xew autoroute à péage ñu ne donc ñaareel bi monsieur le ministre j'ai posé la question du coût du financement du TER répondre ñu moom ma maintenir kon li ma waxoon jusqu'à preuve du contraire ni rien que première tranche bi li ma jëlagum te jële ko ci contrat yi am na différence su 222 milliards te yu bëri duggagul ma woote débat li may fàttali premier ministre mooy assemblée nationale mooy le lieu du débat démocratique parce que par exemple sur la monnaie constitution article 67 moo ne l'émission de la monnaie et du ressources de l'assemblée nationale fii lañ koy débattre may terminer monsieur le ministre ci boucle du Boulouf man je crois qu'il y a un gros problème avec ça ndax njëkk nañ koo def balaa ñu koy livrer sax ay nids de poules yu toll nii ñoo ci nekk xaw ma ban sanction lañ ci jël defaat nañ ko fi mu ne nii waaye am na ay problème kon nag auditeurs yi yéen a ko dégg moom nee na li muy défendre mooy intérêt peuple bi ndax nee na ñooy lépp lu ñuy def entreprise bitim réew yi la ñu koy jox ana luy ndeyam te Sénégal am ñoo xam ne nii mën nañ koo liggéey nee na fee le président Sall dëkk ci boppam nee na ko SICAP moom moo ko def ensuite lépp loo xam ne nii lu ñu war a liggéey la ana luy ndayu ñu koy jox marocain yi ci boppam loolu ci boppam day wax nee na aussi affaire u terre gi saxaar googu nga xam ne daa gaaw lool ñu ni 500 milliards la wax na ko ni ëpp na ko doublé na ko nee na woote na débat mais àll na selaw waaw ku mel nii nag su fekkente ne dafay wax loo xam ne ni intérêt Sénégal la faralul Masamba faralul Mademba maanaam peuple sénégalais ko ñor ngeen ni kat nañ ko jël nu mu tuddati ko nañ ko jël naa ko jël bokk denc ko te bañ koo wax bañ koo teg ci rajo bi loolu su boobaa de man dafa mel ni kon am naa fekk laay doon parce que lépp loo xam ne nii ak dëgg la kat wax dëgg yàlla teg ci sa tànk ci boppam defe naa loolu da nga ko defante sa diggante ak sa borom ñu déglu nag kii déglu ko. nu ànd ñun ñëpp. ñoom déglu. pour takkal Ousmane Sonko ak leneen ak yeneen yoo xam ne ay këyit yu bon la yoo xam ne trésor public la jóge parce que Ousmane fa la nekkoon nekkatu fa copie paste dafa yomb léegi ci technologie document yi fa bawoon jombul ne daañu ko ca ginnaaw am yun génne yoo xam ne daañu ko jiiñ dama ne bu ngeen ci jógul Ousmane Sonko dana dem rëbës comme dafa Khalifa Sall demee rëbës te Ousmane Sonko booy ma ne kenn la ci Sénégal yi nga xam ne soo ko xoolee bëgg ko boo ay kàddam jibee nga gëm ko mu teey te la muy wax aw fit ak yar ak i teggin képp la koy waxee lii mu prouvé Assemblée nationale ci fen yu rëy yii le premier ministre kàcc te dara du ci dëgg 1000 milliards nga dépense ko ci ab train di ko wax Sénégal yi ne leen 500 milliards la woowu kàcci askanu Sénégal dama xamul ñoom nuñ ko mën a téye ne patt kenn yëngu ci kàcci woowu Ousmane Sonko dana am problème lii daal Khalifa Sall moom buñ ko téye après élection lañ koy bàyyi wala buñ ko bàyyee yàq casier judiciaire am ba du mën a bokk moo tax ma ne askan wi jóg leen taxaw ngeen élection bañ a am ngeen am fulla laaj Sénégal yéen a ko moom le Sénégal est pour les enfants les adolescents ak les jeunes ak seen i yaay yéen a moom Sénégal mag ñi jeexal nañ seen yoon nekkatul ci réew mi dama ne mag ñi seen yoon nekk réew mi yéen a ko moom
yéen a ngi sàggan di dee ci gaal yi yéen a ngi sàggan di taxawaalu ci àll bi yéen a ngi sàggan seet jàngu leen école dara xamu leen ko ñu confisquer république bi ngeen di xoole Ousmane Sonko gone la comme yéen xale la comme yéen jóg leen autour de lui ngeen taxaw bu ko kenn daj bu ko kenn jàpp luñ ko taxal du dëgg luñ ko wax dara amu ca dama ne kan bokk jóg yeewu nous sommes dans un pays boo xam ne confisqué par la France confisqué par les politiciens un Sénégal qui devrait être mieux que ce Sénégal-là que nous vivons aujourd'hui un Sénégal où la Lat Dior Ngoné Latyr dënnam la joxe ñu sotti ci ay bal Amadou Lamine Dramé joxe boppam ñu dagg ko dagg yóbbu Paris Cheikh Ahmadou Bamba 33 ans de captivité dama ne kenn jóg taxaw Alhaji Malick a été retenu en résidence surveillée à Tivaouane ana ki def loolu tubaab bi dama ne kenn jóg seet nu ñuy def ndax suñu doom yi sonn nañ Ousmane Sonko bu ngeen sàgganee ci kaso bi la jëm lii ñuy togg nag am nañ yaakaar ñoom dana ñor ndax am nañ ndugg mu doy la ca des nag électronique koy def dégg ngeen kon élément boobu xam naa ni dinañ ci dellu siwaat ci laf wu yaatu parce que waxtu wi ci boppam moom moo ñuy jatt moo tax ñu bëgg ko ñu yamale ko foofu dégg ngeen ko parce que li gën a am solo rek moo di bañ ko taqalee ca suuf ci am na ñu ko weddil waa syndicat bi nga xam ne fa la nekkoon ci boppam muy impôt et domaine jóg nañ taxaw ni mukk loolu mësta nekk ndax ñun moo nekkoon suñu njiit ci syndicat bi te bépp avantage boo xam ne nii syndicat bi am na ko foofu grâce à Ousmane Sonko dini déete waay mu am keneen ku nekk Rufisque ku jege lool le président Sall nekk ci APR comme li may nekkee fii di wax ci rajo bi nekk APR ci boppam moom itam noonu la def ni ci toll ni leen kët wax leen lu nekk mais Ousmane Sonko ci boppam ku set wicc la ci boppam te parce que dafa waxal tëraayu bàmmeelam dafa wax te suñu borom subhanahu wa taala teg kon nag yéen a ko déggal seen bopp lépp loo xam ne nii aussi jiiñ nañ ko maa ngi ko doon waxtaan ak sama benn waay ma ne ko man day tiit naa lool ci kii mu ne ma na avancé te dem parce que suñu borom a koy jàppale koo xam ne nii su guddee su nit ñi nelaw mi ngi naafi la su nit ñi nelaw mi ngi jàng alxuraan ci boppam di ko fanaane su yeewoo daal di wuti assemblée ci bi ci boppam defe naa day ak lu mën a doon rek suñu borom subhanahu wa taala xam naa ni moom moo koy jàppale ba nga xam ni lii mu yéene ci Sénégal suñu borom dana ko jàppale ba mu am incha allah. donc mbokki auditeurs yi su ngeen déggee jingal boobu rek xam ngeen ni nu mu tuddati la xam ngeen ni mooy affaire espace santé bi waxoon naa leen ko bee passé parce que saa bu ma nee rajo Sénégal émergence la voix de l'émergence xam leen ni seenu rajo la kon duñu man lu dul lu ngeen wax ñu def ko parce que yéen a ma demandé woon ni def naa émission bu am solo lool ci affaire tension bi su ngeen sañoon ma dellu si waat ci kon nag ko la may bët il faut nga xool fa ko neex man daanaka si kim laa rek gestoo ma yóbbaale su ngeen ko waxee dinaa ko waxaat dinaa ci dellu si waat di leen xamal ni nag parce que lu nit ñi rafetlu la parce que rafetlu ba ni ñu koy expliquer ni ñu koy leerale ci wolof ci boppam ku ci nekk da nga xam wax dëgg yàlla defe naa c'est une innovation du lu ñuy jéggaani wala leneen du ñu jàng ci boppam la du lu ñuy tâtonner wala leneen du ñu jàng ci boppam la fexe nag di ko firi ci wolof na mu gën a leere ba nga xam ne ka nga xam ne mës ta toog aussi ca banque bi dana ca mën a def lu mu man dañ ma ne woon ma dellu ci affaire tension bi di leen yëgal ni tension ci boppam kenn mënu koo ñàkk parce que olof dafa faral di lépp lu koy metti rek su xamul feebar bi noonu la koy tudde su fekkee loxo bi day metti danaan man de damaa amub loxo su fekkente ni ndigg lay metti mu ne man de ndigg laa amee
su dee bopp lay metti mu ne man de bopp laa amee su dee tànk lay metti mu ne man de tànk laa amee su dee bëñ mu ne man de damaa amee bëñ tension nag day loo xam ne nii doomu aadama mënu koo ñàkk xanaa li ñuy wax xëj moo di ndax normal na wala yéeg na ca kaw wala wàcc na ci loolu la ñuy wax tension nag ñetti mbir a ko séq yoo xam ne nii ñoo ko téye ñoo ko ŋànk su doon ab néeg la ci boppam dama leen naan mooy jën yi ko téye jën yi moom moo di la nu njëkkali ci boppam xol bi lan la ab pompe la boo xam ne nii day souffler di pomper mi ngi mel ni xam naa ni loolu gone yi xamuñu ko tëgg yow temps yu njëkk yi leen daan souffler di ko pomper safara si nga xam ne moom lañ daan pomper daanaka noonu lay def ab xol nag mi ngi nekk ci su càmmoñ ci boppam daanaka soo ko doon peese 300 et quelques grammes 325 grammes doo nga lay peese mais nag nee nañ c'est un organe vital moo di lan loo xam ne nii mënoo koo ñàkk man ngaa ñàkkub tànk du tee yaa ngi dund man ngaa ñàkkub loxo du tee yaa ngi dund man ngaa ñàkk bëñ du tee yaa ngi dund man ngaa ñàkk say bët du tee yaa ngi dund lii nag moom soo koy ñàkk rek moom dégg nga maam daal di jeexal dee daal di ñëw donc pompe boo xam ne nii day aspirer day pomper di compresser di relâcher lan lay pomper xanaa du ngelaw lay pomper déedéet ab liquide lay pomper boo xam ne nii dafa fees dell ak njariñ muy deret mooy liquide boo xam ne nii élément nutritif la yoo xam ne nii luy dundal yaram wi la ba pare itam di transporter oxygène bi ba pare itam gaz carbonique bi aussi di ko transporter pour di ko yóbbu su demee ci poumon yi ci boppam mu ñu recycler waat ko ci boppam donc deret yi day wër di circuler lu tax ñuy wax tension am na pompe bi pression bu muy doxe ci biir sidit bi maanaam su fekkoonte ni ma leen ko mën a leeral la rek su doon da ngaa yor sab oto di daw ci highway bi ci boppam am na excès de vitesse boo xam ne ni soo fa tolloo rek speeding bi day daal di ëpp ticket day daal di wàcc ticket bi nag lii moom mooy tension bi su fekkente ne nag wàcce nga itam lool di raam ndànk ci autoroute wax dëgg yàlla yaa ngi bloqué circulation bi foofu itam que ticket mën naa wàcc hypotension lay doon donc su yéegee hyper la su wàccee hypo lay doon ci boppam kon suñ ko doon firi dañ naan mooy doole ji mooy force bi doole ji nga xam ne dara ji moom lay doxee ci biir artères yi ci biir sidit bi ci boppam force boobu pression boobu ci boppam moom la ñuy wax tension donc nañu xam ni kat tension dafa am norme boo xam ne ni war na faa yem donc su fekkente ni da nga koy jël am na ay conditions yoo xam ne nii war nga ko def war ngaa noppalu parce que soo noppalu soo ko jëlee mën naa yéeg ñu ne la am nga tension te fekk amoo tension su fekkente ne mag nga am na at yoo xam ne soo ca tolloo aussi xam leen ni tension bi day yéeg ci boppam parce que mag nga te jàppal ni sidit yi na mu meloon melatuñu te benn bu ci déconné rek di commencé di màggat aussi mën naa daal di feeñ su fekkee da nga am stress wala émotion wala ay jaaxle wala ay problème tension bi mën naa yéeg ci boppam su fekkente ne da ngaa lekk ba pare fi ngay digérer aussi tension bi mën naa ñëw ci boppam donc suñ la koy jëlal nañu remplir ci conditions yi nan ngay xamee ni am nga tension nan nga koy xamee ci boppam yan mandarga ci boppam saa boo xëyee suba teel sa bopp di faral di metti fu mu toll ci boppam soo naanee doomu aspiro wala ñaari doomu aspiro du tee mi ngi metti ci boppam su fekkente ni aussi nga boole ci yemul ca bopp ba kat te bopp dëgër bopp la su doon day sedd itam la nga naan day daal di sedd ba pare tàmbaliwaat ci boppam ñu ni deetewaay nga boole ci nag di miir ci boppam soo miiree ci boppam say nopp nag di riir ci boppam ngay dégg mu naan bopp yi di ci riir ngay xool say gët mu mel ni da ngay gis ci sa kanam ay weñ yuy naaw ci boppam te fekk dara nekku fa ci boppam donc dégg nga maam des fois am na ñoo xam ne nii danañ ci boole nag bori ak ñoo xam ne nii aussi wax dëgg yàlla mën naa feeñ mën naa ñoo am ay trouble érectile ci boppam mooy loo xam ne nii day wax dëgg yàlla su fekkente ni nekk nga ak sa soxna ci néeg bi xamal ne soo watuwul ci room bi ngay tëdd ci boppam waaw xam naa nag su boobaa itam soxna si dana la ko muñal rek xam ne raxasee ndox la woon donc xam leen ni tension ci boppam noonu la joxe naa nag ay mandarga mais nag des fois day ñëw de façon asymptomatique du am benn nu mu tuddati du am benn mandarga ci boppam moo tax ñu koy tuddee le tueur silencieux ci boppam donc nan la mën a def ñu fexe ba complication yi ci boppam bañ a am complication yi mën naa doon ay paralysie
jërul may dugg ci nu mu tuddati bi mën na doon aussi infarctus nga xam ni mën na indi mort subite moom day léegi lañ ko gis muy julli rek jën comme dégg nga maam yéen a ko dégg léegi la doon animé émission bi rek rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence rek gis ngeen ko de waaw moom lu ko daloon moom day kenn xamul noonu dong la léegi la ñu romb fi ma ni la man fuu la ma romb léegi ba nuyu ma donc ci boppam loolu nañ ciy bàyyi xel nañu xam nag aussi mën na am aussi ay trouble gët ci boppam ak trouble érectile yi waxoon naa ko ak trouble rénal ci boppam jàppalee ni tension ak diabète ay xarit lañu bu ci njëkk ci yaram wi kat lalal der bi keneen beneen bi ci des lalal lal bi keneen ki ci des di ko xaar yow bi nga xam ne nag yaay jarag yi fexeel ba nga xaritoo ak ñoom luñ la tere ci tension bi na nga koo bàyyi liñ lay jëloo garab yi nga jël ko ni nga koy defee diabète bi aussi lépp luñ la ci tere nga bañ a topp sa bànneex parce que kat ku topp sa bànneex xam nga ni da nga góob saw naqar donc rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence day mi ngi ñaan suñ borom subhanahu wa taala képp koo xam ne nii wax dëgg yàlla jàpp nga ni dara jotu la suñ borom mi aar yal na la aar ba du la dara jot képp koo xam ne ni aussi yaa ngi tëdd feebar nga suñ borom ci boppam moom mooy faj ñun dañuy sabablu suñ borom kat yàlla na ko faj yàlla na faj ñi nga xam ne ñoo feebar yëpp daal donc rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence lii la amoon lu mu leen di wax ngeen may ma nag ma dugg très rapidement ci publicité bi après ngeen ubbi antenne bi xanaa li may démarrer rek am na lu bees loo xam ne nii ñëw na ci boppam muy logistique système man day dem naa wax dëgg yàlla ci xàllu Saint-Nicolas bi ci boppam fekk fa nit ñu bari lool ñu lan ngeen di wut fii ñii ñëw nee nañ dañ leen di defar seen problème mu taxe la ñii nee nañ seen affaire u payroll la ñii nee nañ dañoo bëgg a ubbi business te bëgg ku leen ci leeralal ba ñu demee nag am na ku ñu fa fekk muy Cheikh Fallou Ndaw di fa liggéey nag liggéey bu rafet lool macha allah. kon nag xam leen ni nit ñi kenn mënu leen a nax lépp loo xam ne nii dem nga fa ba kat nga am fa ndam soo demee dañ fa delloowaat parce que mos naa ko neex na bàyyi naa ko man mosuma koo gis est-ce que foofu rek la yem li gën a am solo nag liggéey fii ba sonn war a yónnee sab xaalis ngalla waay dem leen seeti Cheikh Fallou Ndaw ci boppam mi ngi ci xàllu Saint-Nicolas bi ci diggante 120 ak 121e rue ci boppam te su ngeen demee li ngeen bëgg dana leen ko defal dana leen yónneel xaalis ci boppam xaalis day lu am solo loo xam ne nii moo ñu fa indi liggéey bay bëgg a dee nga joxe sa xaalis ñu naan da jotuñu ko wala leneen loolu amul fii ci logique système su ngeen demee Alaaji Mouhamad Fadal Cheikh Fallou du ngeen demee wax dëgg yàlla ku fonk li muy def la am na sax kaneen soxna seneen su mu fa nekkal ku ñuy wax Seyni bu Ndaw aussi ñoom day vraiment ñi ngi liggéey bu rafet te li gën a am solo moo di su fekkee am nga compte bancaire fële au Sénégal mën nañ la ko faa defal te li gën a am solo ci boppam moo di fa ñu koy yónnee foofu aussi lu wóor la soo demee jooni am na wari am na ci boppam ak poste office ci boppam ak CBAO su fekkente ni ba nga fa ubbi compte aussi dana la ci mën a jàppale numéro téléphone yi ci boppam moo di 917 497 77 32 wala baneen bi ci boppam bu fàllu 917 365 21 15 kon nag bu leen ko fàttee su ngeen dee def seen taxe su fekkente ne da ngeen a bëgg a business su fekkente sax da ngeen a am ci boppam bëgg a fil ay kayiti émigration ci boppam képp ko fa dem doo ko réccu te suñu borom subhanahu wa taala dana la barkeelal li ngay liggéey su ma fa jógee nag toujours maa ngi ci xaalu 116 wi ci boppam man day jaaxle naa lool bi ma duggee ci restaurant Pikine d'ailleurs indi naa seenub kii nii bi may leen di tegal léegi moo tax su ma gaañalee live du ma ko nangu parce que su ma leen di tegal way yi maa ngay lekk fi nekk nii donc munu cee ñàkk man daal dem naa fa ci boppam xet gu neex a ngay xeeñ te kat lii firnde moo di am na ñu bari ñoo xam ne ni foofa dañ toog bien que sedd bi metti na lool mais daal ña nga toog seeni siis wéeru ca verre ba foofa ci buntu kii ba lu ngeen di def fii ña ngay xeeñtu rek ma leen te ngeen dugg ci biir man fa laa leen romb dugg ci biir fekk fa lekk yu neex lool macha allah ni leen may yéen les maafe la les ceeb la les domodal la les yàpp la lan mooy seenu sant ñu ne ma Saf Bay Sa Paaxal may leen bu leen ma jàngal ay nu tëddati ñu ne ma Saf Bay Sa Paaxal tonton ma ne leen loolu nu mën a nekk ñu ne ma parce que ci toggin yu la pivoté côté nday joor bi ci boppam jus yaa nga fa fees dellam lii nag c'est bien fait pour vous parce que xam naa ne dañ leen a pine ñu ne aram dañoo defar ñu neex lool ñu den ñu ngi ci frigidaire bi di leen fi xaar nag mais léegi
jox leen ma ku ci nekk seen phone number ñu ni doyewuñu ko dara benn ligne la ñu am muy 646 922 70 15 waaw ku mënta ñëw nan lay def xanaa da ngeen ma ko tegtal boog xàllu 116 wi xam ngeen ko mën nañ koo wax comme ça ku bëgg a ñëw da nga ñëw 243 la ci xàllu 116 wi nee naa leen service client ñoom ñoo ko fi gën et puis restaurant bu set wicc la d'ailleurs lii ma leen di wax nii ngalawaay jàlleen fa bisu dibéer wala samedi ci guddi tubaab yi mos lekk ga ci boppam ñoom ñëpp ngay tàqamti ko ma jóge fa nag ma ndooy Afrique PC téléphone bu baax ñëpp ko bëgg computer bu baax ñëpp ko bëgg ci boppam ngir waay ngalawaay dem leen ma nga fa oda yaa nga fa ci boppam sukk fay day doon ndéegu caapi la tuut te teew li ma jaaxal nag ma ndooy waxaguma ko kat nee naa leen kat dénkoom dé nga maam nan ngay tëdd fii ba pare di jàkkaarloo ak sa waa kër au Sénégal loolu naka la mën a amee ma ndooy nee na ma kat dénkoom dé nga maam mën na laa defal bouton boo xam ne nii kat fii nga koy bëse rek ci système bi sa buntu ni kàccin ubbeeku te kay koy ubbi yaa ngay jàkkaarloog moom lii may wax nag képp koy am lu ci sikki sàkka ngalla waay solal saw daal ni caw ci xaaru 116 wi ma nga bokk ci soppay Cheikhul Khadim numéro building bi 247 la soo taayeelee nag jëlal sa téléphone 718 807 92 39 wala 917 333 60 99 di leen xamal ne nag dëkk bi am na gan dafa màggale woon muy Serigne Moustapha Amar ak saagam boo xam ne nii ma nga fees dell ki montar ngalla waaye dem leen seeti ko montar du pour xool heure donc su doon loolu ñu yem ci cellphone yi takk leen ko ci seen wetoom loxob càmmooñ ba pare di dox di ko tàllal muy génn ngeen nekkub saasu man nag loxo bi montar bi génn dem leen seeti Serigne Moustapha Amar montar yaa nga fa yu góor ak yu jigéen Pikine Diaspora rajo muy sama rajo bi ci boppam nga xam ne mooy sama rajo de référence mooy rajo citoyen modèle dee leen ko bàyyi xel dibeer ju nekk su ngeen demee su ngeen ci dégloo di ngeen ci jëlee xam-xam bu bari lool ma daal di dem ci sama store Adja Khadi Food distributeur ci boppam wala man xaw ma frigidaire la xaw ma weñ la ma nga fees dell ak mburu daal mburu c'est du pain français nag ña ngi ak ñiim wékk ko foofa jëlal ñiim ngi keppal ci mburu mi loola neex ci boppam am na sax sama xarit bu ne ma nañ ciy boore nu mu tuddati sardine yaa ngi ci wet ga foofu dugalal ci biir bul am lu ci nu mu tuddati jëmul poste office sa kër la jëm xattar bi ko ci sa wetu ndeyjoor soo xattar bi ko ci sa wetu ndeyjoor lépp lu yàppa nga fa ci boppam façon yàpp bu nekk xar mu jaasir dama leen koy wax laaj leen ko su ngeen demee xar mu jaasir su fekkente ni bëggul leen ko mënumaa def publicité bi di leen ci njëkk ci boppam boo leen ma 646 578 0678 646 578 0678 wala lenn ci boppam su fekkente ni kii leen ko fexe leen ngeen wut ci aw lakku ci boppam su ngeen ko lakkee wax dëgg yàlla dootu leen ko kii man xar mi 111 laa ko yóbbu ci sama kër rek soxna si togg ko togg bu neex yàlla may leen fan gu dëgg wér gu yaram te barkeel seenu njaboot ci boppam African Services Committee bu leen ko fàtte ci boppam wér gu yaram y a rien de tel ngalla waaye dem leen seeti hépatite baaxul aw res lay jàpp ci boppam te feebar bu jama la kat soo demee ñoom wax dëgg yàlla danan la ko seetal su dara nekkul ci saw yaram danan la ñàkk aar la su fekkente ne am na lu nekk ci sa yaram ci boppam danan la yóbbu hôpital ñu faj la te lépp sutura lay doon ci boppam te tous doo ko ci fay ngalla waaye loolu bu leen ko fàtte ci boppam mi ngi nekk ci xàllu 217 ci boppam diggante Convent ak Amsterdam ci boppam su ngeen demee numéro téléphone bi ci boppam je l'ai en pochette mais xam naa ni Daouda Ndiaye daala nga fa du ngeen réer ci boppam su ngeen demee lépp lu ngeen soxla di ngeen ko fa am bu leen fàtte nag suñu menuisier métallique bi ci boppam Abdou Fati nga xam ne li ñuy liggéey lépp ci wen képp ku fay liggéey moom moo la ko dàq kat wax dëgg yàlla man na ko te ak njëgam yomb na 917 478 91 75 wala ngeen woo ma 646 578 0678 mani caw kër kumba coow daa nga mel ni tulleeg maan le tell ma ne waaw lii moom xay mbaa jàmm la xay yamaat tey di ma daal li tax nag samam xel dal dugg naa ci biir maa ngay fekk ña ngay xàkkutaay bay tappante bay yëkkati tànk te kat seen jëbi yaa ngi diin batt ñu naan waaw man su ma fi ñëwee ceeb bee tax ma ñëw fi su doon loolu du ma fi ñëw suñu téere loolu la wax ñii ni maafe bee tax ma ñëw fii su doon loolu du ma fi ñëw sama téere loolu la wax ñii ni ceebu yàpp bi ñii ni ceebu ginaar bi ñii ni dibi jeek num te kat dañuy wax lépp Adja soxna Awa Gumbali ci boppam ma ngay num tuddati ma ngay ranger li ma jaaxal nag moo di képp ku fa dugg sooy génn di tàqamti ko ba ci man wi mi ngi ci xaalu 116 wi 866 39 00 bu leen fàtte aussi
Cheikh Ahmed Tidiane sëriñ bi su ngeen demee seeti ko am ay soxla yàlla mooy faj su fekkente ni ànd na ak dogalub suñu borom incha allah sa soxla dana faju bismillah rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence bismillah. alors Amar. bismillah. Amar naa def. rapidement waaw bismillah. rajo bi neex na trop tey. jërëjëf merci. waaw bëggoon naa député yeneen yi da leen passé ñu mel ñoom Cheikh Abdou Mbacke Dolli. waaw ñoom li Sonko di wax li ñuy liggéeyal askan wi. waaw dëgg gis nga di leen teg. waaw dëgg la mel ni yow da ngaa jéng ci Sonko. dëgg la damaa jéng ci Sonko parce que li Sonko yi wax gisuma keneen ku ko wax ci boppam bindub téere amu fit jàkkaarloog moom ni leen président de la république lii la def premier ministre lii la def yow ministre bi lii nga def te képp ku ma ñeme kaay débat kan moo ma sa wax loolu képp ku ma ñeme kaay débat lii may wax ci boppam ay preuve laa yor ay ca ñëw leen rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence. waaw salaamaaleykum sëñ Amar. waaleykum salaam wa rahmatullah. waa ñu lay ziar. yal na yàlla nangu ziar boole ñu lool bi. dama li ma jaaxal. bismillah waxal. Sonko yàggoon na ci biir musul wax. ah. mais léegi ma ne Sonko dafa yàggoon ci gouvernement te musul wax. dégguma dafa léegi lu tax mu wax léegi. xaaral dafa yàgg ci fan. Sonko yàggoon na ci Macky Sall. Sonko musul wax. Sonko mës ta nekk ci Macky Sall mon cher. yaa ngi jaawale yaa ngi juumale. musul nekk ci Macky Sall. musul te nekk ci Macky Sall yaa ngi. waaw d'accord mais bi ñu ko dàqee ci la commencé wax. déedéet avant ñu koy dàq la wax. avant ñu koy dàq bi ñu ko dàqee ci la commencé wax gis nga. Sonko kii Amar. waaw defal naa defal naa. ñëpp a yem am na ñoo xam ne ñu ngi nekk ci rajo yi di wax. gëmuñ sax li ñuy wax. dëgg la la ñu bëgg. waaw ñu bëgg bu ñu ko amee bàyyi. dëgg la waaw xaaral ma seeti dëgg la waaw d'accord jërëjëf rajo Sénégal émergent bismillah la voix de l'émergence. asalaamaaleykum Bédi. bismillah rapidement waxal. ñoo ngi lay jaare li may wax daal mooy li ko premier ministre wax. nañ ko déggee beneen façon. mais kaa ñu naan café li muy wax ku ma saa wax dig la ngay woo. duñ ko wooyee tur naan café du café noir. nee moom noir lañ koy jox. nee na maa ngi noir lañ ko bëgg a xel. dëgg la nee na maa ngi ak samay preuve ku ñëw kaay ñu débat bismillah rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence bismillah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah bismillah. waaye sëñ bi daal ñun dañ lay ñaan te di la gunge foo toll nag. ne yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp. te di la ñaanal yàlla defal la li nga bëgg. jërëjëf yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp. xam nga ki doon wax léegi jërul sax comme joxewul aw turam mais moom fi mu nekk li ko naqari mooy assemblée bi nga xam ne Moustapha Niasse ko yilif te moom kóllëre Moustapha Niasse la looloo ko naqari yow kay li gën a rafet moo di neel Moustapha Niasse ni ñu génne 6 milliards yi. neel Moustapha Niasse nañu génne 6 milliards yi ci boppam yi mu ko doon wax rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence bismillah Sonko musta ànd ak président de la République c'était un fonctionnaire de l'État ku fees dell ak xam-xam. bismillah dëgg la de salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah bismillah. waxtaan wi am na solo li nga wax ne Sonko wax dëgg mu sa nekk ci mag yi. ma ko mais kii day juum di jaawale. dafa jàng ba fees dell ak xam-xamam te li ma ci metti vas-y demal bismillah. te beneen bi mooy biñ koy avant ñu koy dàq fekk na mu am parteem. waaw te dafa wax li mu doon wax moo tax ñu dàq ko. kii di juum di jaawale ndax Moustapha Niasse. xaaral ma seet mooy. waaw rapidement waaw. premier ministre dafa wax ne 560 milliards la kii bi coûté. waaw moom mu ne 1200 milliards. maa ngi ak ay preuve bi ñu délégué. waaw Amadou Sall. waaw nee na 800 milliards la. waaw donc premier ministre ak ñoom sax jubawul seen biir. waaye moom nee na leen kaay leen ñu débat ku ñemee ñëwal ñu débat loolu la leen wax. sama waa ji doon wax léegi dafa comprendre rek xam naa ne parce que sama xarit la mais teewul nag dinaa ko wax ak dëgg li ko metti mooy Moustapha Niasse gee ci boppam ndax Moustapha Niasse génne 6 milliards yi rapidement quelque xaaral ma seet kii sëñ bi 10 secondes laa la may rapidement. allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah 10 secondes. waaw sëñ bi ma ne